kaddu cant la ak ngërëm damay tàmbale d'abord di dalal honorable député Abdou Mbow di koy naan honorable da nga ñëwaat sa kër yàlla dafa defoon ñu tàmbale di ànd di liggéey tollu jamono seytaane dox ci diggante bi réeroo am wax ji bari lool nag wax ji bari lool waaye nag man je suis resté le même ma ne ko wax ji lu muy bari bari wax ju ñaaw dekkul fu mu jëm daa am fu mu jóge fa la fekk baax yàlla sutural na ma aussi te loolu maa ngi ciy gërëm samay waajur ndax yar dafa am solo ci doomi aadama man niñ ma yare mooy muy ci koñ bi muy ci rajo muy ci télé ku ma laaj sama diggante ak Abdou Mbow damay naan duma ko xarab parce que bu dee benn bés defal na ma ko muy teraanga kon réero bu amee ñu dox ba àndaat tey man bés bi tey jàppewuma ko bésum juboo dama ne bésum engagement la bésum pas-pas la pour que li nga xamante ne moom leen fas yéene def ñu ñaan yàlla mu may ci ndam da ngeen ma may ma sant cant bu amul ab jigéen ñi ak jeunes yi ndax métti woon na lool de métti woon na lool ndax ba li am amee ba fii ma toog nii ñama tàmbale woon liggéey ba tey ñu ngi nii toog amu ci kenn ku wàññeeku sant yàlla parce que ci diggante bi am na ñeneen ñu ñëw dolleeku ci mais dafa am précision boo xamante ne aussi am na solo ñu indi ko dañoo nekkoon di liggéey ak Thierno Alassane Sall ci République des valeurs mu nekkoon suñu choix et on l'assume te tey fi ma taxaw nii ci lay gën a réclamer sama amitié avec le frère Thierno Alassane Sall ndax politique moo ñu boole woon politique moo ñu taqale mais nous restons tous des Sénégalais tey ñun ñoo tànn wañeeku delluwaat ci la maison mère muy Alliance pour la République wañeeku liggéey ci Benno Bokk Yaakaar ndax président Macky Sall ñun jàpp nañ ne moom moo am taxawaay bi war a tax Sénégal dem ci les rails de l'émergence pour que ñu mën a suqali Sénégal il faut que président Macky Sall am deuxième mandat te loolu moo tax ma ne léegi cérémonie bi bu jeexee sama xarit sama doomu ndey Moustapha Diouf dina ma jox fiche man ma tàmbalee njëkk a parrainer le président Macky Sall le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. leneen li nga xam ne moom laa ciy teg mooy di gërëm sama soxna. non faw ma gërëm ko xam ngeen lu tax du leneen mais kaddum xol mu fees ndax Boubou Sakho wax na ko fi léegi man dama ñëw fekk leen fii man juddoowuma Thiès yaroowuma Thiès magewuma Thiès maa ngi def ba Ñaaxaar sama ndey ak sama baay ñu nga fa toog ma ñëw ba fii naan dama yëngatu ci politique ba bu ma jógee mu am ñaar ba ñetti nit ñu ma topp loolu ci sant yàlla la moom sant yàlla mais sante ko aussi sama soxna parce que nit da ngay nangu nogal man li may wax rek man sama baay kenn la ku góor ak juróom benn jigéen kon bu doon cousine ngay jël man raflewu ma ko mais li yàlla dogal kenn mënu cee dara honorable dem naa Niodior moo nekkoon sama premier poste 99 ba 2003 aw ma fa jabar ma ñëw Thiès 2003 mais affaire bi daal dikkee bu kenn xamul alors loolu moo tax ma ne
xam nga li ñu naan ku nekk am nga sa kumba ga jaga waaye man am naa kumba ga jaga nag te dafa mat a sant parce que jàmbaar la jàmbaar a ngi nii jàmbaar ju mën góor a ngi nii man waxuma li ci biir kër gi may ñàkk dépense mu koy muñ may feebar mu may faj mais damay am soxla ci politique mu bàyyi cin li fii dugg ci biir dëkk bi di koy lijjanti kon Ndeye Sène maa ngi lay gërëm bu baax a baax xëy na nag li may wax nii xol bu fees laa ko waxee mais dama ko dund ak moom kon bu loolu weesoo honorable député am nañu fi jot a wax muy Djibi Dioum Djibi fii la dëkk ba mu ñëwee day yëngatu ci politique dafa ñëw wax ak rakam Alaaji Dioum Alaaji ne ko waa grand noo bëgg ma def seen a ngi fii mu ne ko kuy kooku mu expliqué ko mu ne ko ci moom laa bokk Djibi Dioum nekk ci politique am Alaaji Dioum bàyyi ko mu nekk ci loolu mu ñëw ànd ak man te ñoo bokk ndey ak baay kon grand il faut ma gërëm ko et puis loolu aussi xam nga ñun Sénégal dafa am loo xamante ne dañ koy sagane balaa ñuy xam nit rek ñu perte ko mais yal na yéex kii c'est un haut cadre c'est un fonctionnaire de la hiérarchie A am njàng am xam-xam politique te il est engagé pare na bés ni ki tey pour ñu ànd ñu ñëpp liggéey pour l'intérêt du président Macky Sall pour l'intérêt de l'honorable député Abdou Mbow di gërëm mon frère Moustapha Sakho mook Boubou Sakho ñoo bokk ndey ak baay mais Moustapha ba ma tàmbalee ba tey maak moom réeréwul mu ngi enseigné ci àll bi te maa ngi ñaan yàlla te loolu doléance la bu may teg ci loxo honorable député il faut que ñu góorgóorlu mu jóge foofu ñëw fii ndax ñu mën a jàpp ci liggéey bi di gërëm Boubou Sakho xam nga Boubou am na ñu bëri xëy na am na lu ñu xamul sama diggante ak moom gis ngeen kër gi muy tabax nii maa ngi lay weer dëgg la c'est important gis nga kër gu mag yi ngeen di gis nii non c'est important ma indi loolu Boubou Sakho bañ ko annoncé ne dañuy jaay kër gi fajar la ñëw yeema ne ma seen kaay ñu dugg ci salle bi mu ne ma bu subaa jaayal sa oto bi man ne ko lu xew grand mu ne ma yow il faut nga dëkk biir Diamaguène te kër gi day jaay ma ne ko grand xam naa sa yéene xam naa sa xol mais suñu borom lu mu dogal du sotti ma ne ko oto baa ngi nii gaare ma génne acte de vente bi jox ko wane sama fiche de paiement parce que boobu dama jaay oto bi ba pare téye ko ndax borom dafa ne woon teel ma la tànk ma ko jël si ma jël sama xaalis dem fayal ci sama bopp sama njàng parce que man ba may jàng licence lettre moderne laa am fa laa yemoon ma dem jaay oto bi dem payi sama master en gouvernance territoriale et développement local pour am diplôme ndax adduna man loolu laa gëm loolu moo tax lu mu leen wax ci sama diggante ak moom ci xolam bu rafet weesu na foofu kon man dama koy ñaanal di koy gërëm bu baax a baax Mame Binta lu mu wax ci ay groupement yi mu yor man bu ma demee yenn saa yi ñu ànd di wër groupement yooyu ci ay réunion man sama yaram day daw parce que damay xam ne jàmbaar la te fu ma ko woo Cité Senghor bi fii mu fekk ma fa kon Sabo la jeunesse dégg naa seen discours honorable député dégg na leen kon vraiment am nañ yaakaar parce que li nga wax rek moo ci am solo confiance bi ngeen am ci man confiance bu ko ëpp la honorable député am ci man c'est pourquoi j'ai dit Abdou ba ñuy tagoo dama takkoon galon lieutenant je reviens en général dama koy wax parce que foofu laa bëgg a daanelee wax ji grade kenn du ko takkal sa bopp mbooloo mi ñoo la koy takkal te mbooloo maa ngi fii grade politique ki la koy takkal mooy ki lay jox résultat maa ngi encouragé équipe bi nga xamante ñoo desoon ak yow parce que quoi que l'on puisse dire aussi ils ont pu maintenir le flambeau réeroo am na mais téye nañ ko liggéey nañ ba fii bu ñu liggéeyutoon
kon sa politique Thiès dina garaaw kon ñoom aussi mérité nañ Moustapha Diouf Matar Yuga Boubou Sakho lu mu def léegi sama diggante ak Moustapha lu jaadul la xam nga Moustapha fanaan sax def na ko sama kër gi fanaan naa këram ànd nañ ñaar fu ne waaye politique nii rek lay bindoo man jàppewu ma ko ku ma xam-xam ne man du ma jàpp sa position je la connais et je la comprends dafa féete Abdou jaral ko lu ne Abdou jaral ko lu ne jàppoon na man jàpp naa ne bés ni ki tey li ma jàppoon bàyyi na ko tax Boubou Sakho lu mu seede léeg-léeg li ca des mooy dañuy ànd liggéey aussi ma dalal xel militants yi delluwuñu kër Abdou Mbow pour ñu naan waa kër seen yi ñëw nañu waa kër Abdou Mbow a ngi ne bu ñu amee réunion waa kër seen yi toogee nii waa kër Abdou Mbow yi toogee na le loolu nañ ko gas suul parce que man xam naa esprit bi loolu nañ ko yëkkati teg ko fële benn leader moo fi nekk benn responsable moo fi nekk c'est l'honorable député Abdou Mbow lenn li ci des on va travailler en équipe man je l'ai suggéré au président Abdou Mbow ba ñu waxtaan suggéré naa ko te je peux dévoiler ça ici nee naa ko woy bi ndoñ woy ay seen coordonnateur Abdou Mbow lii ak lii loolu teg naa ko ci suuf dañuy travailler en équipe collège lay doon amul seen lii Binta Fall lële kee lële loolu dama koy yëkkati teg ko ci suuf collège lay doon ñu àndum nawle liggéey mu am ndam ndax xam naa ne du moom mooy def la woroo ak li ñuy waxante lenn rek la il faut aussi que ce soit clair et je le dis à l'endroit de la presse parce que le plus souvent boo dundee ci opposition wañeeku ñu ne ah sawaay milliards yi dugg nañ Thiès kon sawaay jox nañ ko xaalis bu bëri wala am na dossier yi am na dossier d'intégration fonction publique man déjà je suis professeur fonctionnaire fii ba 60 ans Macky mënuma tere fayeeku kon dawuma loolu pour àndaat ak Abdou Mbow c'est important ñu indi précision yooyu c'est important ñu indi ne lii ngeen gis fii ci bâche ak ay chaise Abdou Mbow a ngi nii xaaruma ko ci lenn kon c'est un engagement citoyen c'est avec conviction qu'on se retrouve léeg-léeg la ca des nag Abdou mooy gaal gaa ngi nii nañ jëw te dem jàppi jën yi jox askan bi maa ngi leen di gërëm di leen di sant di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu ñëpp di tàmbalee ci monsieur Sène di ko nuyu di ko sant balaa muy ñëw ci ñeen nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñëw fi muy ñoom grand Pape Diaw di grand Pape Diallo ànd aussi ak Ousseynou Assane ñoom Dampuy di Ablaye Fall bàyyi lu ko waaye du ngeen ma bàyyi xanaa nag xam naa ñi ma àndal mais xam nga xër moo tax ñu may fàttal parce que dañuy bañ ñu ne moom da ñëw na ba fee sax ñu ma àndal sax xamu leen donc ñoom El Hadj Fall di nuyu jigéen ñi ñoom Maguette ñoom Binta Fall ñoom Oumou Fall ñoom Aïda Sall ñoom Ndeye Soukoy Gueye donc ñi ma àndal ñëpp di nuyu ñoom Moustapha Diouf Babacar Sora di nuyu grand Boubou di nuyu grand Port Dia bi nga xam ne suñu mag la ñun ñëpp ndax fii au niveau de la commune est bu ñuy def ñuy ànd ak ñun di ñu jiital baaxam moom moo tax di nuyu bu baax suñu mag ñi nga xam ne jël nañ fi kàddu muy grand Sakho di nuyu doyen bi nga xam ne wax na fi léegi wax ju rafet di nuyu jigéen ñi parce que du ma wax jigéen ñi ànd ak seen parce que dama bëggoon def une précision de taille ndax seen wax na léegi nañu bàyyi bu ñuy réunion ñu naan njabootu seen non loolu amu fi parce que benn njaboot a fi am man loolu laa gëm ndax seen bi ñu doon ànd ku muy àndal di politique
maa ko booleeg moom ndax yàlla dafa def comme ni mu waxee bi muy dugg APR yàlla sama loxo la ko jaareel du ma ne maa ko dugal APR mais sama loxo la ko jaareel ñu ànd bu rafet te ba yàlla aussi defee mu am benn incompréhension comme ni wax suñu diggante amul kenn koo xam ne boole woon naa ko ak moom mus laa woo ne la nangam ak nangam musul am kenn nag laa wax koo xam ne doon na ànd ak seen ma xam ne mi ngi resté ak moom musuma ko woo ne ko nangam ak nangam ak nangam amul kenn même pas une personne parce que dama jàpp ne moment boobu ñi ngi nekkoon ñun ñëpp dans l'APR mais tey jii li am importance mooy dafa am koo xam ne dafa jugee ci parti opposition ñëw fekk si ñu ñuy liggéey mu ne su ma ñëwee li gën a rafet mooy fa nga xam ne mooy sama kër naa fa dem ñu liggéey c'est que noonu lañ ko war a comprendre parce que li tax may wax loolu damay leeral yàlla def na ànd nañ ànd bu rafet soxna si yaa ngi wax sànq na jàppale jigéen ñi man doo am jàppale naa jigéen ñi kenn nga ko mën a laaj mu wax la ci lu wér muy Mamadou Lamine Sène ndax man bi may tàmbali politique li ma njëkk a def mooy ay financement ki nga xam ne moo doon joxe financement yi ba fi may wax ak yow mosuma ko teg bët seen moo ko xam malgré bi mu amee laa la wax ay incompréhension mosuma dem ci moom seen moo ko xam moom laa joxoon caution bi moo demoon déposé ko ñi financé moo ko xam liste yi seen mosuma jàkkaarloog moom sax toog ak moom ne ko seen liste yi ñu doon àndal jox ma ko mi ngi nii toog jamais mosuma ànd ak moom ne ko jox ma parce que man yoruma woon numéro téléphone yoruma carnet yoruma dara man ceeb bu ñuy joxe maa ngi ko gis bàyyi commencé gis di nga xamante ni am na incompréhension sama diggante man ak seen ceeb laa wax de mosuma xam gis su ma gisee ceeb këram laa ñëw parce que suñ ma ko mosaan a jox ba fi may wax ak yéen du ma bàyyi ma fen turam moo fa nekk fi ñuy joxe ceeb bi turam moo fa nekk bu jotee malgré lii am yëpp dama koy woo na ko seen sa tur moo nekk foofu léegi waxal diw ak diw ak diw malgré que boobu ànduñu ah mais ba léegi turam moo fa nekk pour wan leen ne man dafa am yu bëri yoo xam ne ni moo intéressé nit ñi intéressé wu dafa am yu bëri la nit ñi wax yëguma ko Mamadou Lamine Sène mosuma dugg ci koñ bi te njëkkawuma ci këram mosuma dugg ci koñ bi njëkkawuma këram peut-être ndey sën du ma bàyyi ma fenn soxnaam même moom sax xam naa léegi xanaa dina gën a reetaan parce que ni ma daan reetaane bu njëkk dafa wàññeekoon parce que su ma ñëwee nuyu ko ndey sën dina ma nuyu nag nuyu bu rafet baax waaye daawul reetaan comme ni mu daan reetaane mais sànq gis naa ko mu reetaan boo xamante ni xam naa ne léegi affaire yi sotteeku na léegi donc di wax ne il faut que ñu xam ne àdduna nii lay demee da ngay gis ay nit ñu bokk ndey ak baay nekk ci biir kër toog diir du ñu tuddante des fois nga jékki-jékki yow sa soxna ngeen nekk biir néeg su nit ñu toogee ngeen waxtaan su guddee ku nekk gon sa bopp moroom ginnaaw su ngeen xëyee daal di jiwaat dem day am àdduna demee noonu mais su amee na nit ñi wax lu rafet parce que bu wax ju ñaaw bari woon tey peut-être amaana taxawaay bi du rafet xam nga seen mi ngi wax sànq ne musul wax ci man lu ñaaw ñemewu ko parce que sequma ko moom man mii mënuma wax ci moom lu ñaaw parce que sequñu ko pour lan ñuy wax lu ñaaw pour lan ñu koy def ci élection législative man ak moom dañoo daje ci bërëb ñu waxtaan peut-être mën naa ko wax fii mu ne ma man de suma sañoon ñu ànd liggéey mu ne ma waaye maa ngi ànd ak Thierno Alassane Sall te nit soo àndeek moom ba mu nekk ci jafe-jafe nga bàyyi ko dañuy wax jaam nga moom Mamadou Lamine Sène mu ne ma donc je préfère ak lu mu mënti demee continuer ànd ak moom lu ma am jël ama loolu aussi gor moo koy wax am na ay nit ñoo xam ne dox nañ lu rafet sama diggante man ak moom benn jour dafa am peut-être mën naa ko wax imam Diaw wooñu man ak moom ne ma dama bëgg ngeen ànd man ko wax imam seen na la wax lan laa ko def
man defuma ko dara de moom it defuma dara donc peut-être dafa am ay incompréhension rek mais seen mun la wax ne Abdou Mbow def na ma nangam à part elle quelques incompréhensions comme ni mu ko waxee sax donc moi je pense que le plus important mooy nañu continuer la nga xam ne tàmbali woon nañ ko ñu continuer ko te comme ni nga wax sànq lenn moo fi nekk tey mooy parrainage xam nga yaa ngi wax naan nañ la jox benn fiche non xalaatuñu laa jox benn fiche bu ñu paree ay fiche indaale naa ko bul sonn sax fii laa la koy joxe ngeen tàmbalee liggéey comme ñi neen ñi di def parce que loolu def démb ak bërki démb comme ni nga waxee dem en lieutenant ñëw en général dina leer parce que mënaar ngi naar yaa ngi parce que da ngaa ñëw dans un moment propice boo xam ne dafa am lu ñu soxla voilà fiche baa ngi nii dama la koy mën nga yi ma ko indaaleel mën nga ko génne parce que non c'est vrai parce que li ma gëm mooy ñun musuñu bañ a continuer di waxtaan dañuy gisee tout le temps di waxtaan musuñu réeroo peut-être lii c'est juste pour formaliser waxtaan ak nit ñi xam ne république des valeurs la ko nit ñi xamee woon jóge na fa ñëw na ñu continuer di ànd waa koñ bi dëkk yi xam ne li nga xamante ne xalaatoon nañ ne ay problème la incompréhension la woon jeex na nañu continuer liggéey parce que ñëpp ñi nga xamante ni tey jii ñoom laa àndal ñëw fii ku ci nekk seen bu la nuyoo sa tur lay jaar parce que man amul kenn koo xamante nii ñi ma àndal nii bokk na ñoo xam ne ànd naa ko ñoom bërki dem non non ñi ma doon àndal démb ñoom lay àndal ba tey dafa yokk waaye wàññeeku donc je pense que lii lu ñuy sant la dañ ci war a sant te dañ ci war a sant bi nag du ay waxi kese gis nga nit day xam boppam parce que roq bi lu mu xat dara génn fi loo xamante ni bu yokkee si lu ñu yor ñu am ndam donc nañ ko fulaal nañu fulaal nit ñi jox nit ñi seen tër ku ne li nga man xam nga fii ku ne xam na li nga man donc je voudrais remercier aussi suñu sœur Ndiku Diop ndax Ndiku Diop gëm sa bopp Maodo Malick Mbaye la bokk mais tey jii bu ñu jógee di liggéey day mel ne moo gën a bokk APR ñun ñi bokk APR ndax mouvance présidentielle lay liggéey nit ku dëggu la nit la koo xamante ni jàpp naa ne bu fekkoon ne mbokk ak xarit mooy tax mu ànd ak nit ci politique tey jii mën lay àndal mais dafa ànd ak Maodo wan ko gëm-gëm wan ko ne moom am na fulla ak fayda donc moom mënuñu ko bañ a remercier ñëw na fii sànq wax ñu ne dafa am benn gàllankoor moo tax mu dem mais liggéey bi ñuy liggéey jàmbaar la ci lool te jàpp naa ne waa gox bi xam nañu lool seen mii xam na lool donc Ndiku Diop ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko nuyu au passage di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni aussi ñoo nekk ci koñ bi di wax ne seen yow xam nga ne am nañu yéene ci yow du lu ñuy wax fii parce que ay nit suñu àndee am lu bari lu ñu set ku nekk dina xam loo yéene sama morom donc ñun suñu frère la suñu lépp la xam nga dangay wax ne way jabar nga fi am nangam mais kenn gënu la dëkk ci koñ kenn gënu la fiy dëkk parce que nit foo am soxna am fa ay doom nekk fa jug ñaari nit topp la kenn gënu laa topp ci koñ am na ñoo xamante ni ñu ngi dëkk ci koñ bi te bu ñu wootee du ñu am ñetti nit donc nit boo nekkee ci dox gox boo fi ñëwee démb sax boo jugee ay nit topp la c'est parce que am na leen loo xam ne fulla ak fayda la bërki Demba Ndiaye bi ma demee ci kër paa bi sant Diallo bi amoon dëj bi dafa ne ma man kat dama bëgg nga ànd ak seen ngeen parce que loolu aussi xam nga xol la waxe yéena la waxe te kooku li mu wax am na ñu bëri loo xam ne ñu ngi koy xalaat mais waxuñu ko donc vraiment di wax ne rek am nañu mbégte lool ñëw fi di wax ne rek nous sommes très honorés aujourd'hui très contents d'accueillir notre frère Mamadou Lamine Sène njaboot gi bëgg a tas ñii jaar gauche ñii jaar droite yàlla na ci yàlla bu sëg yàlla ñu yàlla dax seytaane bu baax a baax a baax a baax a baax kii toog troisième vice-président Assemblée nationale c'est le 6e personnalité du pays tey lu nit soxor xam ne yàlla jox na ko cër ndax bu may wax ci Abdou Mbow def naa ni damay sant suñu borom ndax lan jàmm gën a dëkk
tey boo naan Messi sa Argentine la muy fubal dañ ñaan doomu Argentine la war nag Abdou Mbow mooy suñu Messi lu nit soxor billaahi wallaahi teere loo soxor war koo mën a denc xam ni 3e vice président sama sax jàmm gën la yeew ak foo mën a far nag ndax nag ñun jullit ñi bu dëj amee Abdou Mbow mooy teew bu ngénte amee Abdou Mbow ngay gis lu mënta am Abdou Mbow ay taxaw 3e vice président assemblée nationale ñëw si biir quartier bi taxawu askan bi taxawu gor ñi taxawu jullit ñi ñeneen ñi gars yi di faral yëpp gisoo leen demuñu dëj demuñu ngénte demuñu takk dimbaliwuñu doomu aadama non jullit ñi laay waxal ne wax leen rek te yàlla tax muy góor ñi julli jàkkam jëlewu leen asalaamaaleykum ba dégg ñu ne kaleen ñu ñaanal diw ak diw Abdou Mbow rek ngay dégg wala Mbaye Diouf ci jigéen ñii gisagu leen fi kenn ku fi nekk beneen politicien boo xamee ni mën nañu wax ne si quartier bi xew la naa mu ñëw teg fi tànkam kon nag nit ñi ràññee leen xàmme leen xam ne nit loo soxor xam ne seen doom seen dëkkandoo seen xarit seen fawandoo muy fawandoo gi yéen ñu war koo mën a jàpp te yàlla rek nag tax man wax ma waxi politique de Abdou xam nga tax ma jàpp ko daa dëkk jàmm gën rek billaahi wallaahi taalaahi defaluma dara loo xamee ni lu dul yëg buy def dara ne ma mag teraanga as gor benn yoon la lay doy gor laa la wax de benn yoon rek la lay teraanga di doy waaye tey wax fii suba wax fii wax fële yàlla nañ ci yàlla musal man Lamine Sène tey ma leeral leen loo xam ni ma mel ne kii professeur la du sama xarit de da doon jàngal samay doom ma ñëw fasanteeg seen kóllëre boobu politique taxul mi ngi nii toog muy jàngal samay doom di teral samay doom di leen wutal xam-xam ba yàlla suturaal ma samay doom di jàng mu leen di encadré ba politique ñëw sama Pape Mbaye Diouf ne ma buubu nit du soxor sa rakk Abdou Mbow mun def politique dem leen ngeen jàppale ko bi ñu dikkee Moustapha Sakho mii di sama rak ak Makhtar ma ni leen ñu dem kër Abdou Mbow nañu seen laa fi teg bi ñu ñëwee ñu seet si seen kon kii jël nañu dem leen si seen branché ñu ma ni leen nit ma ni Moustapha mi mun naa ma ni ko teel seen ak fukki loxo ndax jàngal na samay doom te Abdou Mbow moo wax ni seen la fi teg dem leen ngeen ànd ak moom moo ko sama njaboot te loolu mooy ànd Abdou dama lay wax benn baat rek jàmm gën rek la ñu am amuñu lu gën a foor jàmm gën te li ngay taxaw si diine di ko taxaw si ngor di ko taxaw si jullit ñi foofu nga ko teg rek foofu la 100% mënoo ko am de am na ñoo xam ne boo doon def àddina ak lii si biiram seen noonu nga bëgguñu ko tekki bëgguñu ko baax ndax soxor wax lu leen wóorul kon loolu dañ lay santaan bu baax rek nga gën a def te yàlla tax loo mën si école bi loo mën si mbedd yi loo mën si jigéen ñi loo mën si xale yi dafa rek te yàlla tax ndax dama dégg benn kàddu booy wax boo xam ne wax nga neex ma doo jëw Abdou man du ma la sosol du ma wax lu dul dëgg mosu ñoo toog ba Abdou Mbow tudd Modou Lamine Sène wax lu ñaaw du ko nangu sax billaahi wallaahi taala gor la xale la jullit la nit ku baax la seen doo toog ak moom ba mu wax la si Abdou Mbow lu ñaaw kon ñun bu ñuy dox pour ñaar ñi retrouvé wu ànd te yàlla rek tax kon maa ngi gërëm soxna su baax si Ndeye Sène jigéen moo yor kër nga uuf sa njaboot ñëpp di ñëw guddeeg bëccëg di la fekk si kon bu ñu taxawee fii foog ñu sant la may wax Modou Lamine lépp loo mën si lu baax si quartier bi ànd ak gor ñi ànd ak jullit ñi ànd ak nit ñi pour président Abdou Mbow am ndam si kanamu Macky Sall ki naw leen ñoo ngi ñaan yàlla bul gestu de bul xool fenn fu dul ñu jëm kanam rek ana Moustapha Diouf kaay Pape Mbaye Matar Mbuub kaay leen Modou Lamine Sène jógal taxaw nii ñii ma woo dama bëgg ñu joxante loxo
ñoom la woon ñoom ñii ñëpp si ginnaaw Modou Lamine Sène lañ nekkoon di ko guddeel di ko bëccëg ba seytaane ñëw te nag maam Serigne Touba koro ba mu demee dëkk ba ñëw daa jégal noonu yi julli ga sa Ndar jégal noonu yee tax ñu julli ko sóora mbaw a ngi ni taxaw xolam sedd na ndax lii rek la bëggoon Pape Mbaye a ngi nii Moustapha Diouf a ngi nii Matar Mbuub a ngi nii Seen a ngi nii Abdou sa njaboot a ngi nii ñoo ngi ñaan yàlla yàlla fi seytaane bi Oustaz Alioune Diaw ñoo ngi ñaan yàlla moom tamit yàlla fi yàgg te wér yàlla yàlla yokk barkeem sama xol sedd na amatuma lenn lu may wax Abdou sa njaboot a ngi nii àndal ak ñoom yàlla dina la may ndam dina la suturaal bu soobee. Population de Thiès, chers responsables, je voudrais d'abord dire un mot de bienvenue à l'honorable député Abdou Mbow, vice-président de l'Assemblée nationale. Un mot d'accueil, un mot de bienvenue, mais également un mot de remerciement. De remerciement en ce que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les commentaires sont là, mais naturellement les faits sont têtus. Il est évident qu'en politique, seules les montagnes se rencontrent. Abdou, il a été mon frère. Nous avons traversé le désert ensemble. Nous avons eu le pouvoir ensemble. Nous avons eu un compagnonnage ensemble. À un moment donné, une incompréhension s'est installée. Nous rendons grâce à Dieu qu'en si peu de temps, nous nous sommes encore retrouvés. Aujourd'hui, c'est le temps de la réconciliation. Mais je dis non, c'est le temps de l'engagement. De l'engagement parce que nous nous déterminons encore une fois à vos côtés, aux côtés des militantes et militants de l'Alliance pour la République et de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, à engager le combat de la réélection du président Macky Sall dès le premier tour en février 2019. Le plaisir est immense. Immense parce que j'ai eu au moins la chance d'être à mes côtés, d'être à vos côtés et de voir jusque-là les mêmes têtes qui m'accompagnent. Je voudrais en profiter pour remercier ces vaillantes dames. Je voudrais en profiter pour remercier ces jeunes qui sont là debout. Parce qu'en réalité, un frère l'a dit tout à l'heure, la politique, c'est d'abord une jeunesse dynamique. C'est ensuite un mouvement de femmes engagées. Nous l'avons. C'est pourquoi j'ai l'honneur de dire et j'ai l'espoir d'envisager à vos côtés une victoire éclatante aux prochaines élections. Honorable député, je pense qu'aujourd'hui la préoccupation elle est là. Il s'agit d'engager le parrainage. C'est le moment. Je commence dès à présent, automatiquement après la cérémonie. Je demanderai à mon ami et frère Moustapha Diouf de me remettre la fiche Benno Bokk Yakaar, que je sois le numéro 1 à parrainer le président Macky Sall. Oui, cette précision elle est importante parce que Abdou et moi, après quelques difficultés, je m'étais rangé du côté de l'opposition à militer dans la République des valeurs. Aujourd'hui, c'est par là qu'il fallait parrainer. Nous avons renoncé à cet engagement. Les détails ne me paraissent pas importants. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes tous des hommes libres. Nous sommes tous des hommes réfléchis. Nous savons lire et que la réalité politique fait aujourd'hui que le leader de Benno Bokk Yakaar, le candidat du Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall, il est le meilleur profil pour l'émergence du Sénégal. Mbooloo mi